jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari ci général Moussa Fall dañuy dem fii ci aéroport international Blaise Diagne aéroport international de Blaise Diagne bi yoon nag dañ fa gis benn trafic dañ doon dégg trafic de drogue dañ doon dégg trafic de yamba trafic de n'importe quoi d'objet trafic de bois trafic d'or bi yoon trafic d'être humain maanaam ay nit lañ doon trafiqué jàppal lu toll ci fanweeri Sierra Leone dañuy interpellé fii ci aéroport international bu Blaise Diagne ñu waroon dem foofu ca Beyrouth ca Liban kan moo leen fa naroon yóbbu nag benn sénégalo-libanais benn libanais boo xamante ne d'origine sénégalais la moom moo am benn réseau bu mag boo xamante ni trafic être humain lay def day jëlee ay nit ci dëkk ak dëkk mais Dakar la jëloon muy aéroport Dakar pour def fa benn genre escale am foofu tuuti leen nit ñi toll ci fanweeri Sierra Leone la ñu jàppoon foofu ñu waroon leen yóbbu foofu ca Beyrouth suñ leen yóbbee ca Beyrouth nag duñ leen def dara lu dul di leen def ay prostituées maanaam ay caga lañ leen fa doon def dañ leen doon jëlee Sierra Leone jaar leen Sénégal ba noppi yóbbu leen foofu ca Beyrouth jaay leen foofu suñ leen fa jaayee ñu def leen ay caga jàpp leen 30 Sierra Leone yooyu jàpp nañ leen fii ci aéroport actuellement Interpol lancé na un mandat d'arrêt contre Assane muy le Sénégalais d'origine libanais boobu nekk foofu ca Beyrouth nekk cerveau boo xamante ni moo jiite bande boobu nga xamante ni trafic être humain la ñuy def. ba tey suñu jógee foofu aéroport international Blaise Diagne bu Dakar ci trafic être humain yooyu nga xamante ni sénégalais d'origine libanais boobu di Assane moo ko doon def ñu jàpp leen dañuy del soit fii ci beneen kawteef boo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu trafic de visa canadien wàllu trafic de visa canadien suñu sukkandikoo ci leral.net gis nañ ko mu génnee benn vidéo boo xamante ni am na benn waay boo xamante ni mi ngi ci vidéo bi di expliquer di mbër bii di Elton nekkoon foofu ci écurie Balla Gaye jamono yi mu nekk ci États-Unis nee na kooku moo ko escroqué ne woon da koy defal visa canadien ndekete faux visa canadien la ñu defal kooku loolu la tuumaal kii di Elton suñu sukkandikoo ci leral.net moom daal dem na ba ne Elton dafa ne woon da koy defal visa canadien ñoo xaale woon ci lu tollu 5,5 millions maanaam juróomi million ak téeméeri junni la ko Elton waroon defare loolu ginnaaw loolu ne waa ji ne woon na moom avancé na Elton ci lu tollu 2,5 millions nee na 2,5 millions yi bu mu ko joxee ginnaaw loolu lañ ko génneel visa bi ko génnelee visa bi ndekete faux visa canadien la muy vidéo boobu ngeen di seetaan du ma def dara lu dul bàyyi ñu dem seetaan vidéo bi del soit sawaay man la Elton man ak yow keroog waxante nañ lu leer man la 500 nga ne ma noo amul benn problème bu fi ñëw tay naa ma kii naan la kii di wax di juum naan la 3 millions ngaan ko ay 3 millions 500 mos de 500 la ñëpp fay te moom ngay fay yaa ngi dégg affaire daal mi ngi noonu ça dépend ci yow. non mi ngi jàmm dama sonn ci benn wax bi quoi boobu la benn wax bi la ñuy wax waaye damay xaw a sonn quoi yow ba ma bàyyi la nga gérer ak Elton rek comme moom war a engagé quoi ma gérer sama client bi rek. comme yow yaay dem yaay voyagé quoi te sa affaire génn na te malentendu am na assumé wul la gain assumé wul quoi parce que peut-être manque erreur de communication la comprendre nga mooy loolu mais instant yi foog nga assumé wu quoi. foog nga assumer parce que instant yi ñu si càppaandaw bi ñu si dernier virage benn instant. non na ko balaa Tabaski bi dinaa teg si loxoom lu dëgër loolu kay moom bu mu ci xalaat ñaan moom laay dajaleel nii bëgguma ko am na lu ma jotoon kii nii pour moom ñaar semaines yi mu liggéey yëpp moom laa ko dajaleel dama bëgg a bàyyi ba liggéey benn 3 semaines bu dëgër mu yónnee ko ma jox bu demaat si jabel mu joxaat ko na ko loolu bu mu ci wor yi bu mu sax xalaat lu man sama bopp man am na loo xam ne jomm naa ko barke Seydina Mohamed barke Sidi Aboubacar si bu ma yaakaar waaw boo ko mënee jottali vocal bi nga jottali ko parce que Sidi Aboubacar garaawul man nëbbatuwuma ci dara vocal yeeg yooyu yëpp même bu tasee yooyu yëpp man garaawul mais li ma bëgg moom mu xam ko mooy que ni man duma si dara lu baax laa doon def rek far lii fekk ma si te àdduna loolu la chaque jour moom sax du xam sax intention boobu tey am na loo xam ne tey su ma ko waxoon mën na ko jaxasee sax kooku te ñoom ñaar ñoo ma njëkk xamante mais pour couvrir ko moo tax ma jël décision fay lépp te yàlla xam na ni yàlla bu ma yeewu suba waa ji moo jël xaalis bi wax ñu wax yoo xamante ni tey yow man ku ma waxoon affaire bi nii lay mujjee ma wedd ko sama àdduna barke rasulullah li tax ma sañ a ñëw di teg pressing naan ko indi lii xam li ma la
loolu tey ku ma waxoon nii lay demee ma wedd ko si barke Muhammad Rasulullah barke Sidi Aboubacar si ci jekk ak teraanga laay wax ak yow man dama lay wax lu leer bu ma kenn woo booy bi maa ngi koy woo léegi ne ko pour mu dem yoonam quoi maa ngi koy woo léegi ne ko pour mu dem yoonam garaawul mu téye nday affaire bi foofu bu fa defee 6 mois ba affaire yi jeex mu doog a ñëw je m'en fous boo ma woowatee nag naan ma sa affaire yi nii moom fu ma neex laay dem nag waaw te mooy xamoo ma sax. kon yaakaar naa ne ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni suñu naataangoo yu leeral point net ñoo ko génnee kii bii Mamadou Seck am audio yoo xamante ni seqoon na ko mbër boobu di Elton jëm ci wàllu visa canadien ginnaaw loolu kooku nee na Elton daf ko escroqué maanaam faux visa la ko defal ba noppi joxoon na ko lu toll ci 5,5 millions ginnaaw bi mu waxee loolu nag mu jël ay documents maanaam wane passeport bi gis ngeen ko muy Mamadou Seck juddu atu 1985 moom moo accusé kii di Elton di mbër mi nekkoon fii ci écurie Balla Gaye ne Elton daf ko escroqué. comme ni ma leen koy waxee rek ñun ay journaliste d'investigation la rawatina man mii di Tange Tandian ginnaaw bi élément bi amee man jokkoon naa kii di Elton foofu ca États-Unis mais Elton am na beneen fait bi ma jox Elton xamal na ma que carrément affaire visa bii ñuy wax moom du ci dara nee na moom turam sax mënu ko bind ba am ay document ba koy signé wala ba di ko def alxuraan la jàng nee na Mamadou Seck nag xamonte woon nañu ñoom ñaar ñu séq jàmm Mamadou Seck boobu yaayam ab magistrat kon dañuy jàpp ni si kaddu Elton nee na Mamadou Seck yaayam magistrat la comme waa ji nag dafa bëggoon tukki moom mu xamante woon ñoo xamante ne dañuy def affaire tukki xamul woon ni sax foo la ñuy def si la ko boole woon ak waa jooju Elton nee na moom ci boppam moo boole woon Mamadou Seck ak kii defar visa bi moom Elton nee na Mamadou Seck bu muy yëkkati 2,5 millions di ko jox waa ji moom moo fa yóbbu Mamadou Seck mu fekkee ko ginnaaw loolu nag si la dem Maroc bu mu demee Maroc si la jógee foofu dem Amérique nekk foofu ci États-Unis après la scandale bi feeñ bi scandale bi feeñee ki waroon defar visa bi nekk def faux visa yi lay defar bi scandale bi feeñee nag ba waa ji woo ko wax ko si la commencé échanger teg moom audio nee na comme moom turam dafa siiw te problème bi am na comme 2,5 millions la ko joxoon te moom fekkee na ko te moom moo tax mu xam waa ji nekkate waa ji def na ko ñu bëri ay dóor te waa ji jamono ji may wax ak yéen mi ngi foofu ca kaso ba nee na yaayu xale bi si boppam moo doon wax ak moom sax muy magistrat bi mi ngi doon wax ak moom li ma jaaxal nag mooy en tant que magistrat nga nekk ci réew mi wala défendre les droits sa doom bëgg ku ko defaral faux visa maanaam ñu jaar ci ay njuñ jaaj yaayam di ko nangu mais ba tey ci kaddu Elton la moo tax mu posé question boobu ginnaaw loolu Elton si la ne si la jël engagement mais comme man dama siiw maa la boole woon ak waa ji balaa ci affaire bi may ma man dinaa liggéey fay la sa xaalis Elton si la commencé yëkkati xaalis di ko yónnee mooy ay transactions yoo xam ne dafa am preuve am na yoo xamante ni Orange Money la mu ngi noonu ngeen di gis donc du ma def dara lu dul ñu déglu ji version Elton. waaw asalaamaaleykum waa Tange maa lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu sénégalais yëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp waaw dafa am benn affaire boo xam ne dama ko dégg nag boobu fu ma fekk sax may liggéey bi ñu may envoyé lien bi mu nekk loo xamante ni tey c'est polémique parce que ku nekk xam na ne affaire visa dafa sensible waaw waa ji nag li mu def ko moo ko boppam la ko def parce que kuy def lu nit lu ban rek sa bopp nga ko def pour man je sais bien waaw parce que moom ba muy dem foofu di wax waroon naa wax ni mu dem li affaire yi demee waroon naa wax ni da Elton daf ma boole nit kooku dem ak suma xaalis waroon naa wax leeral ni moom jot na 2 millions yoo xam ni man maa ko ñaqal sama bopp man maa ko ñaqal sama bopp parce que jox naa ko 2 millions francs këyit yaa ngi nii bind naa ko yëpp mu signé mi ngi jaar suma benn grand bu baax bu ñu wax jabel parce que la mu seere ne ko bi ma koy yónnee dama ko yónnee grand bi def ko sec bindal ko décharge te loolu may fay noonu du xaalis bu ma lekk waaye comme man sama tur jëm na ci man maa ne damay yëkkati xaalis bi jox la ko te la ma fekkee Sénégal muy 2,5 millions francs 500,000 francs moo ci des yoo xam ne war naa ko dolli man duma fenn yaa ngi dégg bref bi ñu demee ba ma gis ñu bind article Elton il a escroqué 5,5 millions man ay rey daf ma jàpp sax bugguma woon sax tontu ci lii parce que man ku ma xam-xam ne alxuraan laa jàng man mënuma bind sax sama tur bay defar ay kayit waa ji ñu boole loon sama booy bi ma booleeg waa ji sax bugguma sax turam di yàq parce que mi ngi Sénégal parce que àdduna dafa doy waar parce que booy boobu ñoom doon nañ ko song pour indil ko problème yaa ngi dégg
bi mun téye booy ma woo booy ma ne ko comme que noonu la demee waa ji lim la defaral man bi may xam ne affaire li mu koy defaral sax baaxul boobu maa ngi Amérique boobu maa ngi Maroc ma ne ko man dinaa la fay xaalis bi nga xam ni man maa ko fekke seede ko si laa yëkkati sama 2 millions jox la ko war la jox 500,000 nga dem di jël samay audio yi nga xam ni moom lañ doon wax di ko dugal si kii bi yooyu garaawul parce que moom xelam foofu la toll xale la xam naa amul expérience wala qu'est-ce que se passe mais man dañu fréquenté ma ji ko lu baax moom mu jiima lu baax ñu xamante bu rafet musuma foog ni moom dina toog di enregistrer nit parce que ba may dugal ci affaire bi waxu daf ne ma comme sama frère nga ba bi may wax ak yaayam loolu lañu waxante parce que ñu ngi nuyu yaayam sax parce que madame la magistrat moom ma doon woo bi affaire bi di commencé ñuy waxtaan parce que doomam la waaw waa leeral nag man may ñëw si ñoom parce que leeral ñu dañu lëndamal parce que booy leeral dangaa war a woo nit ki laaj ko version nga laaj affaire bi nu mu demee boo jékki-jékkee bi dugal 5,500,000 ñëpp dañuy prêter attention seen bopp ne kii 5,500,000 la escroquer nit kii te décharge yi mi ngi nii bi ñuy jox waa ji xaalisam moom 1 centime dugul sama poche moo koy boole waa ji la ko waa ji laaj sax boo déggee vocal loolu laa ko wax na ko waa ji 5,500 nee na client am yëpp 5,500 lañ fay. mu ne ma waaw amul problème di indi chaque jour 500,000 650,000 ba affaire yi mat ñu bind décharge jox waa ji xaalis bi baara ñu jox ko ñu bind signé waaw léegi nag kooko lekk xaalis ba moom dem man mi nga xam ne lekkuma gisuma ma fay baara mi ngi foofu si kaso bi dañ ko jàpp parce que defuñu ko ñun kese daf ko def yeneen nit waaw mënoon na gën a rafet mais amul solo duma ko jàppee parce que man bon comme ni ma koy waxee rek nit ku nekk rek si ni nga toll rek noonu ngay jëfee damay jàpp ni si ni mu toll rek noonu la jëfee mais ku la bëggee escroquer yaakaar naa ne du jël xaalis bu boppam di la ko jox te loo xam ne ni laalu si lekk si yëgul xamul sax fañ koy lekke d'abord may baalu ak ñëpp di wax ne lii dama ne woon naa ko def rek su pour leeral waaye bëgguma ci woon sax di tontu parce que ay affaire réseaux sociaux vraiment j'aime pas waaw wasalaam merci Tange kon affaire kon mbokki téléspectateurs yi yaakaar naa ni ñoo déggandoo première version yi nga xamante ni muy audio yi nga xamante ni Mamadou Seck moom moo bëggoon dem Canada nee na joxe na 5,5 millions ba noppi Elton defal ko faux visa canadien visa boo xamante ni su ci demoon aéroport ñu takkal ko ay lam yóbbu ko ca kaso ba boobu la ñu génnee muy waa leeral man Tange Tandian jokkoo na ak Elton si laa amee audio bi ak papier yooyu ngeen di gis muy transaction yi li Elton expliqué moom dafa boole woon ak waa ji bañ coow moo taxoon mu yëkkati xaalisam commencé ko fay jox na ko ba mu des lu dul 500,000 francs te li mu séq ak Mamadou Seck yaakaar na ni Mamadou Seck wala woon jël ay audio yi di ko jox ndaxte ki la war a jox 2,5 millions jonnee la 2 millions na la may ma tuuti li ma liggéey yow laa koy jox tey mi ngi fay xaalis boo xamante ni lekkul yëgul tinul te ki mu ko boole loon moom xëy na tamit dafa déggoon day def faux visa kooku jamono ji ñuy wax yéen mi ngi foofu ca kaso ba yaakaar naa ni mbir mi leer na Elton intermédiaire dongali ci woon genre courtier boo xamante ni da doon dimbale waa ji ba looraa nga fekk ci moo tax jamono ji ma ne def lu baax ñu bëri ragal ko ndaxte da ngay def lu baax ëllëg ci biir su kalaatee yow lañ ciy dugal yow lañ ciy tuumaal donc mu doon ay propos yoo xamante ni yaakaar naa ni mbirum visa bi leer na siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke